ah ok. ayca mbokk yi mi ngi noonu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed ñu ngi nuyu képp koo xam ni teew nga ci bés bi. fii ñu taxaw nag mooy këru làmb waaye balaa ñuy xaabaabal dañuy ñëw ki nga xamante ni mooy ki ngànk sport bi kooku mooy le ministre des sports Matar Ba ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom ngànk làmb di nuyu nga xam ni moom mooy le président du CNG kooku mooy le président Alioune Sarr ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jaajëfal di ko jox wàccuwaayam ba mu mat di bëgg nag ñi nga xam ni ñoom ñooy les amateurs ci te di Doudou Diagne Diecko ñu ngi koy jox wàccuwaayam moom it ndax bu làmba toll fii ci amateur da ci liggéey bu am solo ñuy nuyu nag axlu làmb yëpp bàyyiwuñu kenn waaye du nuyu mbër yi nga xam ne ñoom ñoo dugg si léegi ki nga xam ne mooy Moustapha Tine doomu Bawol gi ñu ngi leen nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay ba mu mat di nuyu ki nga xamante ni mooy doomu Pikine kooku mooy Boy Niang ñu ngi leen nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay ba mu mat di nuyu ñi fi teew ñëpp waaye nag balaa ñuy wax lenn ñi waral coow li ñi nga xam ne bu làmb suruxee ñoom ñooy ñëw ñi nga xam ne 2017 2018 làmb dafa suuxee ñoom ñoo ñëw yëkkati ko tëgg ay combat yu am solo yoo xam ni amoon na fi ñi nga xam ni ñoom ñooy waa Leewtoo production gàcca ngaalaama Pape Thialis Faye gàcca ngaalaama groupe Leewtoo production yëpp bàyyiwuñu kenn ñi nga xam ne dañ fi tëggoon làmb en 2018 tëgg Diène Kaïré ak Marley loolu stade ñoom Iba Mar Diop la woon ñu leen ci jaajëfal bu baax tëggoon Abdou Diouf ak Forza fan lañ ko defoon ca Diourbel jóge Diourbel nag ñëw nag Thiès benn dëkk ñaari gaar jël Baye Mandione boole kaak Modou Anta grand contre petit bi Leewtoo production ñoo ko fi njëkk def fii ci Sénégal lamb nag suuxee ñu ni grand contre petit kañ lay am Leewtoo jóge ca àll ba ñëw boole ki nga xam ni moom mooy Tapha Tine ak ki nga xam ne moom mooy Boy Niang combat bu doy waar combat bi nga xam ne amateurs yi ñoo ko soxla woon combat bi nga xam ni lamb ñoo ko bëgg Leewtoo taxawal Leewtoo gàcce ngaalaama léegi nag li may def mooy damay jox sama mag sama xarit ci nga xam ni place bii ma taxaw dafa daan taxaw di wax lu xam ni du dal kooku mooy Malick Thiam Malick dama lay jox kàddu suma mag suma xarit micro bi xam ngeen ni miin ngeen ko ci moom waaye li may njëkk def mooy dama lay bàyyi nga nuyoog waa Sénégal nuyoog amateuru lamb ba pare ñu doogay sóobu ci waxtaan Malick kàddu gàngoo jërëjëf Doudou ñu ngi lay nuyu di kontaan lool ci introduction bi je pense que tey li tax ñu tase fii ñëpp xam nañu ko léegi mooy Leewtoo moo dellu si waat ndax dañoo ñëw ci làmb ji def fi saison bu nga xam ni saison bu extraordinaire la ñëpp naan ñii fu ñu jógee ñu def fi saison bi nga xam ni wax nga ko léegi ñu toog def évaluation jël une année sabbatique réfléchir analyser xool ban démarche novatrice la ñuy jël parce que mbir boo ci duggee da nga koy xayma soog a xool fan ngay tegaat sa temps loolu moo waral ñu bari doon wax ana Leewtoo ndekete boobu ñu ngi ci ruq bi di Leewtoo di xool nu ñuy def ba indilaat amateurs yi lu bees tàq alors ñi nga xam ni ñoom la ñu tëgg tey miin nañu Leewtoo xam nañu Leewtoo moo tax waxtaan ba mënta yàgg ndax nit boo leen jëflante signé contrat lal ko war ci contrat ba yëpp mu remplir ko la nga war ci contrat bi yëpp nga def ko bu dellusee bu ngeen waxtaanee jubóo ba day yomb lool ndax Tapha Tine bu leen fàtte ni Leewtoo moo ko tëgg boole ko ak Yékini Junior yàlla may ko ci ndam Boy Niang Leewtoo tëgg ko boole ko ak Sa Thiès yàlla may ko ci ndam ñoom ñaar Leewtoo jig na leen Leewtoo ñëw boolewaat leen pour ñoom ñaar pour un combat inédit parce que combat bi musta am ci làmb ji du tàngal ceeb du revanche du déjà vu combat jànq c'est un combat jànq alors mu opposé ñaari adversaires yu nga xam ne seen carrière boo koy xool ak seen progression ñoom ñaar ñëpp dañu ñëw ba egg au sommet de l'arène mais ci seen biir parcours dañoo am ay adversaires yu leen boole moo tax Leewtoo fi mu wokk moom mooy xasan xaw ma ku leen di digal mais li mu leen digal loolu la amateurs yi bëgg parce que c'est un combat dicté par la marche de l'arène plébiscité par les amateurs mu nekk combat bu nga xam ne ñoom ñaar Sa Kajoor numéro 2 boole na leen
parce que ku ci nekk bëre nga ak Sa Kajoor numéro 2 tàggalikoo ak moom ñoom ñaar guy gi boole na leen ku ci nekk boole nga ak bëre nga ak guy gi tàggalikoo ak moom ñoom ñaar Lac de Guiers boole na leen ndax ku ci nekk bëre nga ak Lac de Guiers mu boole la ci palmarès kon ñoom ñaar bu ñu leen boolee làmb moo leen war a boole bu ñu leen boolee gàcc nga làmb mu nekk ñaar ñu nga xam ni kenn du ci yàq làmb Tapha Tine presque 1 an wala 2 ans mi ngi nii buntu bu ne fëgg nañ ko buntu yëpp tëju ndax koo jox avance am ay mbokkam boo leen waree gannaaw ñun la bu ci dugg waaye cappaacoli gi nga xam ni moom xàmmewul bu ñu bojj ak bu ñu boxam ba ñu ñëwee ci moom la leen ni ki fi ñëpp bàyyi nañ ma ko jox looloo tax combat bii nar a nekk mu nekk combat bu nga xam ne luñ ciy xaar ci làmb mën na ci am bu dee bëre rek ñoom ñaar bëre nañu ba bëre fu dara newul opposition de style la gars yi di xalaat parce que tey bu ñuy wax Boy Niang c'est l'intelligence c'est la tactique c'est l'intelligence en mouvement sañ-sañ lay bëree xel lay bëree macha allah muy bëreeg Tapha Tine qui incarne la puissance à l'état pur kuy bëreeg moom say ay boo demee ci sëñ ba da nga naan téyel ma loxoy Boy Niang ni ko dinaa la raagloo raag bi ngay woote dinaa la ci wuy si kon nag ñoom ñaar defe naa ni combat la bu nga xam ne jarul ñu ciy sori dina neex ba passé neex merci Leewtoo merci ci ni ngeen gëmee làmb ba dellu siwaat ci làmb parce que ñu bari ne woon nañu tëgg séméñ ak ndënd lay doon neex benn naqari benn waaye vous êtes des hommes de défi xam ngeen li ngeen bëgg xam ngeen fi ngeen jëm tey jii lii prouvé na ko te lii nag lancement la film bi ñëwagul waaw ndax man damaa nekk ci ruq yi jinaxi dàmbalaa fu ne laay dugg am na lu ñuy togg lu nga xam ne bis buñ ko yàqee gars yi dinañ ñëwaat ñii xanaa danoo dafa ku leen di finance ak ku leen di déey waaye ku am ñi ma xam ñu nekk sa gannaaw doo juum ci làmb kon nag dañuy daal di rek commencer waxtaan bi di la gërëm Doudou di gërëm la maison mère RTS di gërëm chaîne bi nga xam ne tey jii gàcci nga làmb moom moo démarré lépp ba tey jii làmb egg fi mu egg ba mu ci nekk wéetoon na lool ci àll bi waaye tey gisal caméra yi nu ñu toll mooy taaw te taaw bu baaxee lu ca topp baax kon nag ñu bàyyi leen ngeen doxal ñu joxe parole yi ñu daal di gaaw ndax nawet merci du fees nag parce que saison bi commencé gul li ñuy def mooy présentation de l'affiche ku ne da nga ciy sànni ay kàddu rek mais nekkul ñu naan Boy Niang nooy def Tapha Tine ay Tapha Tine nooy def Boy Niang eggaguñu foofu merci jërëjëf kooku mooy suñu doyen suñu xarit yal na yàlla def tawféex di la jaajëfal bu baax ndax bi àll bi lan demee di nga xuus kenn jàllewul a Malick yàlla suñu borom defal tawféex mais nag sans plus tarder dañu jël kàddu gi jox ko ci nga xam ni moom mooy DG Leewtoo production ñu koy wax Pape Thialis Faye Pape kàddu gaa ngi noonu. auzu billahi mina sheytaani rajim ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu surtout presse bi pour préciser ak waa CNG que lii nekkul face to face donc présentation affiche la affiche boo xam ne entre Tapha Tine la ak Boy Niang 2 di nuyu ñëpp di nuyu la presse parce que lu ñu gën a soxla mooy presse bi ñëw jël affiche bi parce que affiche bi dañ ko jël jagleel ko population jagleel ko amateurs yi parce que c'est la demande sociale demande amateurs yi la donc ñun ñii Leewtoo di ñëw si làmb ji nekkaat ci donc lu ñu mën a def mooy tey xool affiche bi nga xam ne amateurs yi bëgg na ko ñu indi ko te lii bokk na ci affiche yi ndax balaa ñu fiy jógee dañ joxe exclusivité beneen affiche boo xam ne xëy na amateurs yi bëgg nañ ko ñoom ñëpp yàlla def na mu sotti tey waaw donc loolu laa moom di nuyu Boy Niang di nuyu manager am di nuyu famille Boy Niang di nuyu waa supporter Boy Niang yi di nuyu aussi Tapha Tine bi ak manager am ak famille am ak aussi supporter Tapha Tine di nuyu aussi suñu équipe Leewtoo bi nga xam ne ñoom depuis presque 1 an ñu ngi liggéey pour que incha allah bu ñu ñëwaatee ñu def affiche yoo xam ne Sénégal yi dañ ko bëgg waaw. mais Pape du ma la bàyyi affiche bu doy waar bii muy combat jànq réew mi yëpp naan combat jànq du am nga indil lu doomu Pikine beeg doomu Bawol gi noo def ba tëgg combat bi Pape moo yem ñëpp. waaw lamb ji foog naa ñu def li ñu si defagum ni am nañ si expérience parce que am nañ si tolof yu bëri yoo xam ne dañ si génn analyser jàngat ko jël ko def ko loo capitaliser comme positif si ñun. ndax ñu si gis am nañ si tolof ak Modou Lo nekk suñu frère. te ba léegi dara changé suñu relation. te yooyu yëpp dañ koy ay jaar-jaar yoo xam ne dañ ko capitaliser mu jarañu tey ñu gën a dugaat si lamb ji donc am si expérience.
aussi li nga affiche yi nga wax nii tey bu ñu ko doxalee aussi am nañ coordinateur boo xam ne lépp moom la mi Max Margan waaw donc lépp luñ fi teg affiche rek moom moo ko dox waaw donc moom aussi ñu koy remercier di ko féliciter nekk koo xam ne vraiment nitu làmb la mooy Max Margan waaw moom mooy lépp kooku mooy làmb la kooku Sénégal yëpp wax nañ ko mais dama dégg léegi ci wéyu boy dama ko for léegi ci say kàddu nga ni yéen ngi waajal loo xam ne du ngeen ko yekkee réew mi yow Pape lan la waaw donc mën nañ jox exclusivité bi mooy Sa Thiès Garga aussi taxaw na waaw donc loolu aussi exclusivité la boo xam ne ñi représenté Garga ak Sa Thiès ñu ngi fi et je pense que loolu aussi taxaw na incha allah d'ici semaine prochaine ñu matérialiser ko. mais man sama problème mooy dama xaw a jaaxle parce que dama tiit nii combat yi gën a jafe ngeen taxawal Sa Thiès Garga Mbossé nu mu taxawee nu ngeen waxtaanee. Max nga laaj waaw Max dinaa ñëw ci joxal ma Max. mais Max. non muus Max gën laa moom. moom mais Max Mbargane man li may yëm mooy yi gën a jafe nga dëkk Thialis nee na waa Leewtoo yëpp dañu jël seen xalaat seen lépp jox la Max nooy taxawale combat yi. waaw xam nga ginnaaw ba ñu nuyoo assistance bi fi ne yëpp sant yàlla julli ci yonent bi gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi xam nga problème mooy Leewtoo bi mu ñëwee waxoon na objectif am dëgg la xëccoowuñu dara mais bàyyiwuñu benn mbër bàyyiwuñu benn combat kon combat bu neex askan wi rek Leewtoo dina ko démarché su jiboo dinañ ko taxawal defe naa bi ñuy doog a dugg si loolu la ñu waxoon tey dëggul fàtte ne 2017 2018 boobu ngay wax waaw Leewtoo journée bu mu tëgg 20 écrits ñoo koy bëre de dëgg la doo gis ñaari écrits bokk ci benn journée loolu moo lay wane ne ñoom dañu bëgg lamb ji au moins li ëpp ci mbër yi di bëre moo tax nag gis nañ ne Garga ak Sa Thiès fii la ñu waxtaanee ak ñoom ndax gis nañ ne amateurs yi bëgg nañ combat boobu wax jot nañ ñaari mbër yi jot nañ seen i ménager jiboo nañoo ak ñoom incha allah semaine bu ci yàlla àndee dinañ ko finaliser incha allah dinañ ko finaliser waaw mais loolu doy na waar jërëjëf foofu rek ngeen ñëw wala seen yaram dafa tàngagul non di ko région yaa ngi laaj seen wàll Thialis boobu léegi téléphone am fayu dañuy bëgg ñëpp ñam wala li ëpp ci mbër yi ñam donte mbër yi ëpp journée yi dëgg la jërëjëf jërëjëf Max loolu dëgg la Max kontaan nañ ci yow léegi nag xam nga Leewtoo yéen dafa am lu ma leen di wax mooy da ngeen laax ñëpp ni làmb dee na ngeen jóge fee ñëw def loo xam ne réew mi yëpp a yéen amateurs yi ngeen bëggal amateurs yi ñoo soxla woon ay combat jànq lamb am na fu mu tolloon dafa suuxee woon li ma wax sànq en 2017 en 2018 ngeen ñëw dëgg ay combat yu extraordinaire lu réew mi yëpp di yokku tey ñu defe ni jeex na roi des arènes bi nga xam ne moo lëmbee adduna bi kenn xamatul foo jëm muy Covid 19 kenn mënu ko daan waaye ci biir Covid bi ak jafe-jafe yi moo am ngeen tëgg combat yu am solo yi Leewtoo gàcce ngaalaama Pape Thialis Faye yow say collaborateur gàcce ngaalaama waaye nag sans plus tarder ba tey xam nga yenn saa yi je suis le griot des temps modernes yenn saa yi ma làkk tubaab tuuti damay ñëw jox Boy Niang kaddu Boy Niang nga wax ma combat bi yow Tapha Tine nan la taxawee ak nan nga accordé ak waa Leewtoo production. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant et puis di nuyu suma adversaire Moustapha Tine di ko ziar di ko jox wàcc waayam di nuyu Leewtoo production équipe bi yëpp en particulier mi nga xam ne mooy DG muy Thialis ak Diaw di leen ziar bu baax di nuyu suma ménage ak sama équipe yoo fi àndal di nuyu suma papa yu nekk fii yëpp di leen ziar bu baax a baax waaw Pape Thialis dama ñëw waxtaan ak staff bi comme ni ñu amee habitude di koy def rek boo bëggee sama combat da ngay wax ak staff bi et puis waxtaan bi yàggul parce que gars am na fu ñu taxaw mu fekk ci leen rek mu yomb incha allah ñu wax ñu war a bëri bu baax. ngeen war a bëri moom. léegi ñu jël mbër mi nga xam ne kenn ñemewul bëri moom. kun ko jox nga delloo avance ni ko Malick Thiandou waxee léegi. bon Pikine ki jël ko lu tax nga jël combat bi. waaw lu tax ma jël ko mais combat bi staff Boy Niang bëgg nañ combat mais Boy Niang moo gën a bëgg bëri bu Tapha Tine. yaa bëgg combat bi. waaw maa bëgg bëri bi parce que dama xam ne Tapha champion la et puis ñun ay xale lañ ci làmb mënuñu def lu Tapha deful ci làmb ay xale lañ te nekk ay xale dañu am yoon et puis dañu war a bàyyi ñu kon ne suñu ay xale lañ defaguñ ci dara ci làmb li ñu dese moo ëpp li ñu def donc ma gis ne Tapha champion la et puis ba may commencé ci làmb may fàttaliku nekk booy combat bu ma jëloon rek gars yi ñëw làmb ji dañ naan tey laay dee ci làmb et puis man dama bëgg loolu quoi dafa bokk ci man da lay dundal. waaw dama bëgg loolu waaw dama bëgg combat yoo xamante ni
Tapha nit ñi bàyyi nañ ko fekk bàyyiwuñ ko mais jàpp naa ne buñ ko booleeg Boy Niang combat bu neex lay doon dinañ bëre su bëggee bëre dinañ xeex su bëggee xeex incha allah. li ma lay mujj laaj mooy Leewtoo production ñoom loo leen di wax kàddu gi waaw Leewtoo dama leen ziar rek di leen bëgg bu baax ci biir bi nii yaa ngi gis ñu annoncé beneen nouvelle wax ne am na beneen combat bu taxaw xam nga loolu defal làmb la làmb moom boo ñëwee boo yokkul rek da ngaa wàññi et puis ñoom ñu ngi yokk quoi ñu leen di bëggee bu baax di leen ñaanal jàmm dañuy wax combat yi ñu teg yëpp suñu boom defal leen jàmm ngeen am si réussite bu parfaite bu importance incha allah ñu ngi ziar ñëpp nag di bëggee ñëpp waaw di wax Tapha di ko ziar di ko wax ni combat bu neex la maag moom parce que man dama jàpp ne ñor tab bi moo gën gësam ñor tab bi njool tàbbi ñor tab bi tàbbi moo gën gësam waaw te Tapha champion la man ak moom dafay neex te amateur dañ ko bëgg combat amateur la combat jànk la waaw bu jeexee rek jeex na incha allah. ndeysaan jërëjëf Thialis joxal ma Moustapha Tine mu nuyoog waa Sénégal wax ma combat bi mu taxawee nan la ko dundee Pape. waaw Doudou salaamaaleykum maa ngi lay nuyu di nuyu journaliste yi fi teew yëpp di nuyu suma entraîneur en même temps mu ñëw teewal fi sama menacé moo koy nuyu di nuyu Pape Thialis ak ñi mu àndal di liggéey ñëpp di nuyu aussi Boy Niang suma frère comme ni mu ko waxee maa ngi koy delloo cër bi di ko wax ne ko jàmbaar la mais am na bés quoi na leer te client ok waaw di nuyu Sénégal yëpp di nuyu sumuy supporter di nuyu waa Bawol aussi di nuyu Bawol yëpp fu ñu ne ci àdduna di nuyu képp kuy bëggee Tapha Tine ak ñi ma doon ñaanal naan Tapha Tine yal na am combat di sant aussi papa ak El Hadj Thioune nga xam ne ñoo mooy xalal Pape Thialis xam na ci dara donc Pape Thialis nag dañ koy remercier côté bu nekk waaw mën naa ne bi ma ko annoncé léegi deful une semaine combat bi taxaw kon mën naa ne jàmbaar la quoi en même temps dégg naa dolli na Garga ak Sa Thiès yàlla na ci dolli yeneen i combat ñu ngi koy ñaanal lool parce que guerrier la dañ ko war a jàppale waaw loolu weesoo nag di sant yàlla bu baax a baax di sant su mooy waajur bu wér a wér a wér a wér di ñaan yàlla feebar bi yàlla na ko fi yàlla jële ni mu gën a gaawee bu activité yi xam nga kenn ku ne dellu ci sa ay activité daal parce que xam nga ñëpp jaaxle nañ quoi comme ni ñu koy waxee du noonu waaw mais Tapha waaw grand contre petit bi coow li bare ku ne grand contre petit nga roccee ku jël sa morom yow nga jël gone Pikine gi lëmbee àdduna bi combat bi du risque ci yow wala non man benn combat du risque ci man man mën naa ne ponk li ñuy wax ci làmb yëpp man maa leen daan xoolal bu baax li mu la wax loolu dafa leer cargo yi ni ci làmb ji yëpp man maa leen daan kon Boy Niang taxaw ci kanamu Tapha Tine wax dëgg yàlla du risque ci man vraiment champion la mbër la def na fi lu ne moo koy ñaanal wér bu bés ba man li ma jàpp laa jàpp de man xaw ma keneen lu mu jàpp sama yoon na wuji keneen lu mu jàpp quoi mais man Tapha Tine li ma jàpp bu bëree ma daan ko bu xeexee ma daan ko man loolu laa jàpp quoi loolu nga jàpp leer na waaw kàddu gu mujj gi suma frère la nag maa ngi koy sant di ko gërëm ci combat bi mu jël parce que wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee taxawaloon combat Tapha Tine jafe na côté bu nekk vraiment seeti nañu fi ku nekk waaw ku dem bu ay contrat ñu ne la ñëwal jël xaalis xam nga combat bi yàqu ma toog di muñ xam nga toog di gérer ñi ma war a xelal di ma xelal dalal dina ñëw ba tey bés ñëw na kon mën naa ne sant yàlla quoi bi Boy Niang nangoo break man ma koy remercier ci côté boobu voilà mu ngi noonu kon maa ngi jaajëfal Sénégal yëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne kontaan naa ci Pape Thialis aussi moom ñi muy liggéeyal ñëpp yal na leen yàlla gën a jàppale quoi di sant aussi presse bi di jéeglu ci tardement bi xam nga di jéeglu ñëpp daal waa ci jaajëf bu ci kanam ok c'est bon Marie Boy Niang dafa ak Jaw non bu ngeen toppee tonton tey signature ngay bëgg a signature lay doon waaw waaw CNG bu day doon doon tëjal rek waaw non waaw jëru ma micro bi pour tontu Tapha Tine sax dama jël pour nuyu waa kër Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh Mohamed Fadal di nuyu waa Pikine bi ma jógee di nuyu sumay soppe sumay am di jàmm sumay fan di leen bëggee bu baax képp ku sopp Boy Niang di ko bëggee di ko ziar maa ngi lay bëggee di la nuyu bu baax a baax surtout fi ma bokk waa kër maam Cheikh na Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh na Wuldu Maami
maa leen di ziar sama waa kër maam Cheikh Ibrahima Massa maa leen nuyu di leen ziar bu baax jaajëf. jërëjëf Boy Niang balaa ñuy tëj nag suma xarit la bokk ci Leewtoo production Diaw xam naa ne am ngay kàddu yoo ci war a yëkkati. waaw man de asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen gërëm di remercier le président directeur général de Leewtoo production muy Pape Thialis Faye di remercier ñaari mbër yi di remercier la RTS bi nga xamante ni nag ñooy suñu partenaire pour toujours parce que daaw bi ñuy tëgg làmb en 2018 ñoom ñoo doon suñu ay partenaire ci làmb ji cette année aussi ñoom lañ fas yéene àndaatal pour tëgg saison bi di ñëw alors donc on remercie le directeur général de la RTS ak tout son personnel parce que heure bu ñu leen soxlaa rek dañ leen gis di remercier nag toute la presse ici présente parce que vraiment amoon na ay xat-xat en une semaine la ñu def lépp mais démb bi ñu leen wooyee kenn hésité wul ñoom ñëpp a teew tey donc la presse on vous remercie donc di remercier aussi le personnel de Leewtoo comme ni ko Pape Thialis waxee léegi c'est un personnel dévoué à la tâche ñoo xamante ni dañu gëm lu ñuy def daaw ba ren tëgguñu làmb mais ñu ngi doon réfléchir ci ay stratégie comme ni ko Malick Thiandoum waxee di xool nan la ñuy mën a dugaatee ci làmb ji ba réussite bu ñu amoon ñu am réussite bu ko ëpp parce que soo jàllee fenn ñëpp ñu def lu baax sooy ñëwaat tu n'as plus droit à l'erreur da nga war a def lu raw li nga defoon donc loolu moo taxoon tekk googu am ñuy réfléchir alors mbër yi aussi ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax parce que jafe lu ñu dara parce que mais nag ñoom si suñu équipe lañu bokk parce que ñun dañoo am équipe bu mbër ñii ñëpp tëggaloon nañ leen mooy ñoo xamante ni bi ñu waxee ak ñoom xam nañu ñun ñooy ñan ñun xam nañ ñooy ñan ils sont on est tombé d'accord sans aucun problème alors affiche bi ñu leen fi wax léegi tam aussi waxtaan nañu comme ni ko président Pape Thialis Faye waxee waxtaan nañu ak mbër yi waxtaan nañu ak manager yi xam naa ni dinañu annoncer la presse la semaine prochaine kañ la ñuy def présentation wu ñaari mbër yi donc loolu laa amoon lu ma leen di wax di leen remercier yéen ñëpp parce que bon asamaan si neexul ñu jéem a xool rek la prochaine fois ñu ñu jéem a def pour que ces quelques problèmes d'organisation qu'on a eu ñu mën koo jéem a faj ñu ngi leen gërëm di leen sant. jërëjëf mi ngi noonu léegi nag balaa may def dara damay joxaat suma mag Malick Thiandoum yaakaar naa ni moom bu waxee ba pare yaakaar naa ni voilà ñu def mu tëj waaw Malick waaw jërëjëf xam naa ni souci presse bi mooy ñu ci bari ak disposition bi ñu jël nii daanaka amuñu son bu ñu sañoon wax dëgg yàlla ku root si am loo yóbbaan ñu bëgg rek avec la gentillesse des lutteurs ñu may presse bi kenn ku ci nekk bon dañuy boole micro yëpp Boy Niang toog nii ngeen jël ko individuellement jël Tapha Tine individuellement après am na pause café ci suuf bu ko defee ñu mën a libérer ñëpp ñu dem xam naa ni bëgg ngeen dara ah voilà merci beaucoup. waaw la photo. nañ taxaw rek. nañ taxaw rek bu dul woon dara sax coronavirus kenn dañ di taxaw rek ñu am. non bàyyi joxe loxo dara bàyyi ñëw joxe loxo dañ koy tere. testé na leen. corona testé na leen. jógal taxaw. testé na leen. voilà. Thialis. comment Thialis kii leen entre les deux. pas de loxo. gars yi def nañ voilà c'est bon les gars. maa ngi sama sant sa Boy Niang Leewtoo taxawal na sa combat sa diggante ak Tapha Tine wax nga ni sa staff la ñu négocier waaye yow combat bi yaa ko bëggal sa bopp ñu bëgg nga dellu soit ci kàddu yooyu ak lu tax ñëpp tegge fi Tapha Tine nga ni yow nañ la ko jox yow Tapha Tine. waaw père maa lay ziar di la bëggee bu baax nuyoo woon naa mais comme ku nekk yaa ngi sa site rek ma nuyu Sénégal nuyu monde entier nuyu ñëpp ñuy seetaan
di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh Mohamed Fadal fi ma bokk di ziar ñëpp di nuyu waa Pikine di nuyu ñëpp waa Touba waa Daaru Rahman di nuyu ñëpp sama mbokk sama am di jàmm yi suma waa kër maam Cheikh Ndoumane maa ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp waaw comme ni ñuy wax rek combat bi Pape Thialis da ko démarché boo gisee taxawal ko yomb mooy waxtaan bi yàggul parce que ñun ay xale lañ ci làmb kat waaye xam naa ni moom xaw na xam suñu valeur ci làmb et puis lu ñu soxla jox nañu ko sant nañ yàlla bu baax comprendre nga ñu ñëw war a bëreeg Tapha Tine staff bi bëgg nañ Tapha Tine parce que champion la def na lépp ci làmb mais comme li ma la wax rek man maa bëgg a bëri ak Tapha Tine lu ko waral parce que mu commencé làmb dama daama di wax ni pour ma doon dara il faut que ma daan champion yëpp ci sama gëm-gëmu làmb bu ndaw dama jàpp ne pour ma doon dara ci làmb wala bu ñu tuddee làmb tudd sama tur donc foo ma daan champion yëpp loolu laa jàpp yombul nag liggéey lañu ay xare lañu waaye jàpp nañ champion yooyu Tapha ci la bokk war nañu bëri ak moom suñu borom moo yor ndam di ko maye ñu ngi koy ñaan mu may ñu ko ci barke Cheikh na sa salb léegi ci biir présentation bi dégg nañ ko mu ne soo bëree mu dóor la nga daanu wala boog mu daan la boo xeexee mu daanu. waaw comme ni nga ko wax rek loolu neex na ba pare de. waaw loolu wax ko dafa teel waaw loolu waxam la mais wax ko dafa teel làmb bi ñoo ko sekk maak moom comme li ma wax rek ñool tàbbi moom moo gën gësam ñool tàbbi moo gën gësam loolu dafa jeextaak comprendre nga Tapha champion la defuma ci làmb lu mu deful wala lu mu def sax man defuma ko xale laa dama ñëw pour bëreeg moom pour wane ni Boy Niang champion bu ndaw la ci moom après ma dem xool leneen. jërëjëf Boy Niang deuxième question bi Malick da nga ni da ngay teg sa ci nu fondé ñëppay naan day naan moom non kaasam mi ngi fi indaale nañ ko bu ko naanoo rek incha allah bu ñu jàppee ak Thialis ñu indil ko kaasam bu soobee yàlla comme noonu la demee daa am lu ma leeral nag comme presse bi yëpp ñu ngi fi ma bëgg leen wax ni rek man xale laa dama ne ci làmb donc il faut que ñu bàyyi jël sama carrière fixé ko ci benn département wala ci benn nit dama nekk xale war a bëre ak ñoom ñëpp su ma paree ci Tapha dama war a bëre ak beneen champion suñu borom bu ñu maye ndam ñu ngi koy ñaan suñu borom waa Pikine rek laa fi bàyyi kon donc nag il faut mu leer ci presse bi ñu bañ a jàpp ne man li may sonn ci làmb wala di ko ñafe ci làmb pour benn mbër la wala pour benn gox la géej waaye bëri naa fa ay champion yu bari amul lu ma faral defar def naa fa li ma fay def ba pare donc loolu moo gën a tax ma préféré pour bëri ak feneen dama war a bëri ak yeneen champion bu ñoree rek tab. waaw bu ñoree rek tab noonu la demee maa ngi jaar ñëpp nag di bëggee ñëpp loolu il faut ma leeral ko fii pour ñu xam ne Boy Niang ñafewul carrière am ba mu commencé 2010 ba léegi pour benn mbër wala pour benn gox dama war a bëri gars yi fi nekk yëpp laale ak ñëpp comme ñoo ñëpp ay champion lañ maa ngi bëggee ñëpp di jaar ñëpp jaajëf jërëjëf ayca ñu mi ngi indi doon Tapha waaw wax nga ko pratiquement toog nga depuis combat contre Yékini Junior amuloo combat dem nga sax bañ ñu la demal jëli avance nga dem ba ci yoon wi avance ba delluwaat ginnaaw tey Boy Niang nangu la jël déjà lan ngay wax ci combat bi nga xam ni combat jànk la sa diggante ak Boy Niang. waaw Malick di la nuyuwaat encore di nuyuwaat ñëpp ah waaw di nuyuwaat Touba aussi di ñaanal xalifa bi sëñ Mountakha yàlla na fa yàgg te wér ak bépp xalifa bépp këru diine ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp waaw Malick comme ni nga ko waxee rek noonu la demee quoi yàkkamtiwuñu dara ci làmb lañu nekk xam nañu làmb nu muy déroulé kon du ñu yàkkamti quoi am na benn mbir bu naan ràmbax xaw ma booy bàccax affaire yooyu waaw yooyu dañ koy bàyyi xel sa waay nag xam nga mu ngi naan ñor tabi mais xamul lan mooy lool fa ñuy dem 4 heures du matin ñun ci àll ba lañ dëkk di furaatu 4 heures du matin bu fa jógoon day daw waaw garab bu mu mën di doon ci lëndëm lañu koy for te dinañu xam mooy lan waaw na nga laaj bawol bawol yi lan mooy saakande wala kajoor kajoor yi bés bi dama bëgg mu saakande na leer waaw waaw na nga laaj bawol bawol yi lan mooy saakande wala kajoor kajoor yi voilà du leer na Boy Niang awma lu moo koy wax suma frère la lamb moo ñu boole ñu war a bëre di daje man nag damay ñaan yàlla na ma yàlla may ndam la ma doon wax laay wax rek li ma wax sànq laay wax man li ma jàpp bu bëree ñàkk bu xeexee ñàkk amul leneen
na arbitre soufflé ak jàmm ak salaam rek loolu laay ñaan yàlla ma def na mu doon def. damay jël mu ñeme la ba ni moom moo jëlal boppam combat bi loolu perturbé wu la yow. arbitre na soufflé ak jàmm ak salaam man damay jël place am looloo gën a dee force incha allahu rabi way bu arbitre soufflé damay jël place am incha allah. Ndeye Coumba. voilà. bu Leewtoo production am na benn question boo bëgg a posé ayca. kon on en a terminé avec Tafa na Pape Thialis jël mu jeex après gars yi waa RTS vous avez besoin de Pape Thialis pour le français wala pour le journal. ayca Thialis kii pousse le micro yi donc Tafa c'est bon ok. ak les objectifs globaux de la saison pour Leewtoo ñu tëjee loolu mu def. waaw Ndeye Coumba ñu ngi lay nuyu donc di jaale d'abord ki nga xam ne fii lay liggéey di Babacar moo ñàkk rak donc waroon na fi nekk mais loolu moo tax nekk fi mu woon Tuubaa donc ñu koy jaale publiquement ñëpp xam ne ñu ngi koy jaale. maintenant question yi bi nga posé par rapport ak suñu saison yu njëkk yu ñu toog defuñu ko teewul ñu ngi nekkoon si beneen liggéey parce que Leewtoo yemul rek si làmb production audiovisuelle cinématographique ñu ngi si te am na série yu bëri yuy daw si dëkk bi ñu ay partenaires lañu soit partenaire financier lañu soit coproducteur lañu donc loolu moo tax aussi dem nañ ba si làmb bi pour def suñu toog analyser xool fu ñu jëm on a préféré tourner wu si production audiovisuelle ba gis yoon bu leer ñu ñëwaat dellu si waat si làmb ji donc loolu moo taxaw ñu toog defuñu làmb mais teew ñu ngi dem liggéey parce que ñu nekkoon si production audiovisuelle cinématographique je pense question bi répondre naa beneen question bi mooy waaw yaa ngi wax problème mu xaalis xam nga nit ñi c'est-à-dire que nit fi nga boo amee sa objectif nit ñi doo mënoo lañ tere ñu wax Sénégal la ñuy wax rek donc wax ji pour man amul solo yow li nga bëgg ak fi nga bëgg a jëm loolu ngay lijjanti man loolu laay lijjanti donc loolu moo tax ñun lu ñuy def ñu ñooy toog waxtaanee ko analyser ko xool def ko donc loolu moo ci am solo maintenant li nit ñi wax moom Sénégal c'est un pays boo xam ne c'est comme ça nit ñi moom mënoo leen teree wax dañuy prêcher du faux pour avoir du vrai et je pense que ce qui est important mooy nit ki xam fi ngay teg te que fu la nit ñi di xaar ñu bañ la fekk loolu moo ci am solo. waaw parrain bi actuellement mënuñu am parrain parce que tey situation Sénégal toll si Covid bi je pense waxu parrain mënaguñ ko wax lu ñu mën a def mooy jël risque parce que tey promoteur yëpp a jël risque parce que affiche boo ko taxawalee risque la parce que li ci kanam xamuñu ko situation fu mu nekk nii li ci kanam xamuñu ko dañ jël risque rek taxawal affiche yi di xaar saison bu ubbi ñu mën a mooy parrain bi mais incha allah actuellement nii l'essence kaleeg ñoom maintenant ñaan suñu borom li fi nekk mu teel fi jógee saison ren bi parce que taxawal ngeen ñaari combat yu extraordinaire. waaw on n'a jamais eu de problème ak cachet ñun mosuñu fi fay mbër cachet bu tax nii di wax ñun ku raisonnable ñu tëggal ñun loolu la ñuy joxe ku raisonnable mooy yow nga wax lu jaadu ñun aussi ñu gis ni loolu du ñu gaañ ñu liggéey si mais daaw am na ñun dox ñoo xam ne ni li ñu dem laaj jàpp naa ne pour man raisonnable moo tax tëgguñu ko parce que bu ñu demee si benn mbër waxaan ñu wax ñu loo xam ne taxaw ci loolu taxaw ci te man aw ma jot dem si mbër si topp lu topp une fois deux fois laay wax ak yow bu ma xamee ni li nga bëgg li ma bëgg mënu ànd dama lay bàyyi seet sa morom man c'est comme ça que je fais. ñaata journée ngeen fas yéene tëgg ren incha allah. bon ñu ngi si ay tournois ak yeneen yoo xam ñu ngi koy taxawal maintenant tournoi bi ñu ngi si démarché bés bu ñu amee mbëri ba mbëri d'accord parce que am na mbëri yoo xam ne peut-être problème d'égalité ak yeneen sañ morom la ñu mais bu ñu ko calee rek nga nekk tournoi te tournoi bi mine de rien c'est 9 combats y compris les 2 combats là ça te fait au moins 11 combats. merci. waaw allez-y Maram Dia
pare ko pare leen ma dem waay ngir yàlla. allez-y. bu da lay jumloo sa biir bëre mu daal la Tapha Tine day mbër moo xam ne day bëre benn mais nag nee naa la nag lépp rek lu si mën a am rek nañ bàyyi ba nga xamante ne mooy le jour ji ñu xool diggante Boy Niang ak Tapha Tine mais nag li ñu jot a wax fi ñoom ñaar joxe na confiance lamb ji jaay nañ lamb ji Boy Niang nee na combat bi combat amateur la mais moo ko bëggal boppam ku bëgg a doon daanaan da ngay daan daanaan Tapha Tine dafa am lu ko metti nee na moom du guy gu daar xale yi duñ jànge ci moom yéeg Malick damay jox gars yi rendez-vous rek ñi daw découvrir li nga xamante mooy Dakar Instant wala SBT Média ñu xool li nga xamante ne lay ñaari mbër yi li ñu waxtaanee fii tey jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre Fréch ci àdduna bi ñu ngi leen di jaajëfal surtout ñi nga xamante ne tey mooy mbokk diaspora bi lépp loo xamante ne xew-xewu lamb la kan leen ñu waaw. am lamb yëpp waaw. dégg li waa ji wax commencé guñ sax ak la mu joxe léegi bi muy Tapha Tine. waaw muy signature xanaa. bu nee na bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daal. mais day signature ñun présentation lañ doon ñëw quoi ñëw commencé guñ de. non non yàlla xam na loolu. combat bi dina yomb si Boy Niang nga yaakaar. dara yomb àdduna dara yomb lekk sax yombul le fait de manger c'est pas facile sax xam te mal ak làmb tamit mais ñun miin nañ bagage yi quoi ton benn instant. waaw ñortaat bi xam nga ñun sax combat ñu génnal la benn wax boo xamante ne day jaaxal waa Sénégal. bu jeexee jeex na jéggi na ñortaat bi daal noonu la demee ñortaat bi daal moo gën gësëm waaw après sënab maalaw Pikine foofu lay xewee doxalal ba mu ne